ku ne xam ne ne yàlla daa bindu te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante ak mbégte di janoo ak yéen ci émission bu mag bi nga xamante ni moom moo di le point de la rédaction muy ay jotaay ñu koy amal saa su nekk di ci waxtaanee lépp loo xam ne si ni actualité la rawat na la fait divers xama ci ànd ak Moustapha Mbaye dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu soog a daal ci waxtaan bi Aji Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun di ñu suivre suñu émission bi di le point de la rédaction di nuyu Alaaji Mansour Dramé mi ñu nekkal ci technique bi. dañu koy doore ak concert de casserole bi nga xamante ni Ousmane Sonko ak Yewwi Askan bi woote nañ ko démb mu nekk benn concert boo xam ne si ni waroon nañu ko amal 20h ba 20h30 waaye gis nañ ni engouement bi ci amoon ak bi ci amoon bi nga xamante ni moom lañ ko njëkk organiser ak bu démb bi ute na lool mu mel que ni démb daanaka ci université Cheikh Anta Diop ak université bu Saint-Louis daanaka ñoom rek ñoo ko respecté waaye fii ci Ndakaaru ak yeneen régions yi moom gis nañu fii nekk gars yi yëngaluñu bu baax a baax comme ni ñu ko amale woon ci woote bu njëkk ba mu mel ni nag ñu bëri ñi nga xamante ni ñi ngi nekk ci pouvoir bi ñi ngi commencé di sànni ay xeer di wax ne que li nga xamante ni moom moo di concert boobu dafa échec donc mi ngi noonu Moustapha ñu bëri ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar noonu la ñu ko jàngatee waaye tamit constat la bu fii boo xam ne si ni mi ngi fii gis nañ ni que nit ñi wuy si wunu bi yoon li nga xamante ni moom moo di concert de casserole bi démb lan nga jàpp ne tey moom moo waral lu ñu mel. waaw d'abord xam nga bee passé bi ñu ko fi jàppee fii ba ñu toog fi di ko waxtaanee dama ne la woon man pertinence am dese na maa convaincre. Pertinence am dese na maa convaincre dans la mesure où ab mbir soo ko jàppee wala ab stratégie dañ naan lan mooy essence bi. boo ko jëlee nga comparé ak fa ñu nekkoon bële passé sortie bu njëkk bi dañoo jàppoon li nga xamante ne moo nekkoon essence bi mooy faire du bruit pour wan nit ñi ne la majeure partie des Sénégalais ànduñu ak président Macky Sall. loolu def nañ ko nga gis koo xamante ne newoon naa la gis nañ ñu yëngal ay porte ñoo xam ne mosuñoo bëgg sax bruit tànqal leen ñu jël ay couvert di ko mbëkkantel di yëngal ba def bruit def violence seen bopp ñoom pour nangu dégg ay bruit parce que dañoo bëgg wane leen metti léegi kooku nga découvrir loo ko benn forme de protester de contester nga wan loo ko mu xam ko ràññee ko ñëpp gis seen bopp kontaan si ñu def ko l'intervalle à l'intervalle d'une semaine ou bien une semaine et quelques 15 jours nga revenir at ne nañ defaat même concert de casserole boobu noonu ma ne gisuma pertinence su fekkonte ne am na beneen xeex boo xam ne moom lañ jàkkaarool surtout bi ngeen koy jël dafa fekk ne daanaka ngeen teg ngànnaay yëpp nangu woo leen woon dem élection léegi da ngeen dem élection bëri na loo leen doon kaas léegi ngeen nangu ko ngeen ne da ngeen def tout ba mu perdre élection yi léegi comme nangu ngeen lépp dem loolu pourquoi may dem di xeexi ji xeex boo xamante ne su doon match dama naa match de gala laa doon joué parce que amatul benn enjeu boo xamante ne gagné naa ko pour ma bu doon match de gala laa koy tuddee amul benn enjeu bu ci nekk comme bële nga xam ne da ngeen doon def pression pour mën a am li ngeen bëgg mais cette fois ci loolu lépp nekku ci woon mu ñëw fekk soit benn contexte boo xam ne tegu na mi tabaski bi ñëpp gis nañ ko moo tax ñu gis bu baax bi ñu changé seen manifestation bu ñu waroon def parce que jamono ji koo gis bu timis jotee takkusaan tisbaar borom kër yu bëri ñu ngi ci tali bi di ko lijjanti di xool naka la ñuy tirer le diable par là que gisuñu sax diable ba koy tirer par là que léegi kooku tey ji amul benn période boo xamante ne war na ko mën a am temps pour di fexe nu muy jàppe ci surtout ñi nga doon jàppale léegi accepté nañ ne léegi dañuy dem élection léegi lépp teg nañ ko ci suuf donc da nga amatul njëriñ may def ay bruit loolu moo tax ma jàpp ne non seulement contexte bi baaxul mais tamit c'était pas le moment boo xamante ne moom la ñu waroon def kii parce que amul benn combat boo xamante ne mooy essence bi nga xamante ne mooy tënk forme de protestation parce que loolu boo ko daan gis da nga naan lii mooy tax ñu def ko mais defoon ngeen ko am ndam ngeen bëgg koo dàbbali te contexte yi baaxul moment bi baaxul en tout cas ñi ko respecté bariwul fii ci Dakar ak yeneen région yi comme ni ma ko waxee léegi université moom démb foofu moom respecté nañu ko université Cheikh Anta Diop bu Dakar ak université de Saint-Louis Gaston Berger de Saint-Louis ñoom respecté nañu bu baax li nga xamante ni moom moo di
mot d'ordre boobu waaye tamit leneen luñ ci mën a jàngatee mooy li nga xamante ni jegeyanto bi am na ci ñaari concerts yi waaye tamit bu njëkk ba dafa fekkoon mu nekk loo xam ne si ni peut-être que génération yi fi nekk ni xamuñu ko mu nekkoon loo xam dañ ko doon découvrir te Sénégalais lañ ko wax nit moom lu mu xas ba xam rek daanaka dootu ci am maanaam dootu ci show est-ce que tamit loolu nekkul li nga xamante ni moom moo wane moo tax démb li nga xamante ni moom moo di concert bi amul réussite. loolu bokk na ci am na ñoo xamante ne découvrir nañ ko. comme ni ko Omar Gueye waxoon am dafa am ñoo xam dañ ko fo lañ ko defoon quoi bon def nañ ko découvrir nañ affaire bi est-ce que loolu moo tax. parce que suñu génération c'était la première fois. ñu dégg ne war nañ génne ay cin yëngal xamuñu woon bruit bi nu muy mel. xamuñu woon yooyu découvrir duñ ko woon. mais tamit concert bu njëkk ba dafa def ay dommage tamit dafa def ay yoo xamante il faut que ñu wax ko. am na si ñoo xam ne fa lañ jaaree seen kër cin yu bëri yàqu na ci. ay bool yu bëri yàqu nañ ci bool yu bëri aluminium lañu. te tabaski gaa ngi ñëw de. gaa yu bëri waa tabaski gaa ngi ñëw te ndap yi ñëpp xam nañ ndap ni mu demee ci kër man am na ñoo xam ne rapporté nañ ma ni après dañoo def concert ba ñëw seen kër am problème ak ñun sama mbokk njaay parce que ndap yi ñu yóbbu woon yëpp yàq nañ sama mbokk njaay ni moom duñu utiliser seen i casserole duñu utiliser seen ay casserole di ko def am na ñu bëri démb boo yëkkatee casserole ñu ne tegal bu fi benn ndap génn parce que ndap yi génnoon yëpp yàqu nañu yenn kubéeru ci ni dañoo xaaju kubéeru ci lañ dugalaat ci kër ga gisoon naa benn image bu ñoo def di ko jàll ay xaaju cin ay bool yu nor yooyu yëpp léegi loolu nga def ko 15 jours après nga revenir aat même ustensile ñu bëgg ko utiliser waat ci kër gi ça pose problème utiliser waat yeneen gis nga j'ai beaucoup aimé bi Ousmane Sonko lancé concert de casserole bi parce que je me suis dit que ni voilà il faut innover il faut ñu créer il faut que te bés na sax war nañu mën a xalaat yeneen forme yoo xamante ne da ngay wane ni lii askan wi adhéré nañ jàpp nañ ci ànd nañ ci xeex bi loolu dafa am solo mais ngalawaay bu mu late te ba mu ko jàppaatee laa ne dafay late parce que lu late rek diggante bi gàtt na trop bi amul app et puis li amul pratiquement changement non seulement yéen fële da nga doon accélérer fii ngeen wàññi ba pare nee nañ dem xeexi ji waroon na am manifestation ngeen war a dem manifestation ngeen bàyyi ko fekkonte ne concert bi mu demee mooy maanaam ngeen dem manifestation ñu jàpp ay Ousmane Sonko wala ñu jàpp keneen ak keneen wala ñu jàpp ay leader ngeen ne nañ def concert pour ñu bàyyi leader yi bu ko defee ñoom ay mbokk leader yi ñu jàpp waa politique yi ñëpp dañ ciy jàpp ñëw ne concert bi kat nañ ko tàngal pour ñu xam ne ñun mer nañ wala yooyu mais yëpp amu ci c'est-à-dire dafa vide c'était vide quoi pour man benn contestation bu ñu tegoon boo xam ne en réalité dafa vide amul woon dara loo xam ne moo ko sous-tendre loo xam ne moo waroon tax moo am benn adhésion populaire mais lu mën a tax nag ci benn wér nga gis ñu taxaw di lire ne non c'est parce que nit ñi dañoo weddi politiciens yi c'est parce que non c'est loin de là parce que ñëpp xam nañ ne bruit bokkul ak bañ a def bruit mu fës moo gën a yomb ak gu bañ a def bruit yow tey ji Mahfouz mën nañoo nekk ci kër gi nekk 5 ñi yor seen i bool di tëgg mu mel ni kër gi yëpp a ngi riir léegi ku tollu fële day foog ne kër ga yëpp opposition lañ ar wala ñëpp a ngay yëngal moo tax bruit fu mu toll tamit parfois il ne faut pas tamit ñu koy surestimer wala ñu koy sous-estimer dafa du baromètre boo xam ne pour man lu fiable la à 100 pour ñëpp ne Sénégal gi yëpp wàccu nañ Macky Sall wala Sénégal gi yëpp ànd nañu ak Macky Sall parce que kenn deful bruit je refuse parce que je me dis que ne bul sukkandiku rek ne Sénégal gi yëpp def nañ bruit Sénégal gi yëpp dañoo noonoo ak Macky Sall bul sukkandiku ne Sénégal gi yëpp defuñu bruit c'est parce que dañoo léegi ànd ak Macky Sall weddi président weddi Ousmane Sonko loolu boo ko gisee boo ko defee daf lay indi réeroo parce que élection benn baromètre la am mooy élection balaa élection di am lenn ngay mën a natte sa bopp mooy ay mobilisation ak ay démarches ak yenn ak yooyu te mobilisation ñëpp xam nañu toujours du refléter réalité bi bu doon loolu la en 2012 Abdoulaye Wade du dem parce que moo fi dàqoon mobiliser moo fi dàqoon dajale mbooloo loolu moo tax ma jàpp ne rek ay données la yoo xamante ne pour man liñ ci war a gën a jàngee mooy ñiy def communication ak ñiy def stratégie politique ak yooyu noonu ñëpp ñu xam ne une stratégie se peaufine une stratégie se prépare doo improviser doo dugg ci yenn yoo xam ne da nga koy def boo ko defee rek parfois mën na la échouer loo ci façon bi nga doon xeexee et daf lay yàqal rek day tax prochainement boo ko da ngay douter pour nga songaat ko. ki nga xamante ni moom moo ko woote woon concert boobu di Ousmane Sonko moom démb gis ñu ko bu njëkk ba gisoon nañ ko mu yor ay kubéeru cinam di fëgg mais démb moom dañuy wax ne dafa nekk dafa indisponible. donc gis ñu ko loolu aussi. ñu bëri def nañ ci jàngata yow noo gisee loolu woote sak sabar sak bruit ba pare dem jàpp sa jàmbur. waaw mais loolu dafay wane ne rek engouement bi si côté yëpp la fépp la wàññi ko engouement bi fépp la wàññi ko c'est-à-dire moom mi ko woote bu amee yitte yu ko tànk noonu la askan wi nga xam ne ñoom la ñu woowee am ay yitte yu leen tënk. tey jii démb gis nga am nañu génnoon
cela ne pas dire génnuñu cela ne pas dire que ni tamit entre temps dañ fay ànd ak président Macky Sall wala entre temps dañoo weddi Ousmane Sonko non mais entre temps am na ñeneen préoccupation yu ñuy def wala am na ñeneen ñu def wala wane naa sama naqar pare jeex na je tourne la page parce que mag laa am naa benn taxaw am naa ko ci koñ bi bee passé génnoon naa ñëpp gis ma ma yor sama weñ ak sama kubéer ci di rang pare naa si parce que wane naa ko ñu xam nañ li may def léegi bu ñu ma génnee waate donc damay dem defi samay occupation après ma dem leneen kooku mënoo ne taxaw nga ne kii kat bu élection amee suba du voter Ousmane Sonko mais façon bi ngay xeexee ak façon bi nga koy defee mi ngi mel ni mobilisation rek boo wootee tey ji boo gëjee woote nga toog 2 ans 3 ans defoo marche nga def marche foofu day fees dell mais woo waat leen samedi bi stop nga xool ndax les mêmes personnes vont revenir man dama naan samedi demoon naa du ma dem ki am gëm-gëm dëgg moo naan samedi demoon naa damay demaat loolu lay wane dafay wane ne rek nit ñi am nañu occupation et puis homme politique yi moomuñu askan wi mën nañ leen jàppale waaye mënuñu leen taxaw chaque jour loolu tamit ñoom il faut que ñu siy bàyyi xel nit ñi dañu am seen ay occupation boo jël marché booy def marché da nga ciy bàyyi xel ak dëkk bu metti bi saa waay koo gis mi ngi lijjanti xar mi ngi lijjanti soble ñi ngi si tailleur yi ñi ngi si ñaw oto yi koo gis léegi ci yooyu lay nekk donc ñoo ñëpp mënuñu am seen i yitte nga xam ne fàtte woon nañ ko sax bi ñu ko jàppaate da gis ñu ne kon tay la waat or bële da nga doon gis presque ay jour la woon suba gi ñi def ay poste fàttaliku leen ngoon la 8 heures la lépp dafa war a riir leen mais bi da ngay gis engouement bi sax ci réseaux sociaux sax nit ñi dañ ko abandonné ba nga gis ñoo xam ne démb dañoo tëggoon mais dañoo taxawaat toog di seetaan seen ay télé di toog di seetaan télé parce qu'ils se disent que tout simplement que non gars yi man damaa sonn fi ñu toon wala man damaa lii pour vous dire que rek ni mu jegante contexte bi ak comme ni ñu ko waxee léegi nii rek loolu lépp boo ko dajalee mooy waral nga gis ne mu amul réussite ba ca waroon li nga xamante ni moom moo di tamit leneen muy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom démb génn nañ nee nañ li nga xamante ni moom moo di concert de casserole bi échec la ginnaaw li ci am en tout cas ñi ngi koy ndamoo jàpp na ni Sénégal yi léegi yeewu nañ kenn mënu leen a xeexloo kenn mënu leen a manifesteloo waaye tamit kenn mënu leen a génn di def ay bruit def ay concert de casserole ki mel noonu non bu ñu juum ci lecture yi comme ni ma ko waxee léegi nii bu ñu juum ci lecture yi sinon bu ñu ko yemalee foofu rek dafay nekk benn lecture boo xam ne dafay réductrice trop dafay yem trop dafay étriqué te loolu du ci baax parce que bu ab mbir amee da nga koy jàngat nu mu gën a yaatoo comme ni ñu doon waxee ni ñëpp def nañ bruit ñi def bruit yëpp cela ne pas dire que ni ñëpp bu élection amoon suba Ousmane Sonko la ñuy votal peut-être si biir am na ñoo xam ne Khalifa Sall la ñuy votal am na si biir koo xamante ne Bougane lay votal am si biir ñi contre président Macky Sall lañ doon wax donc boo ko dajalee loolu lépp da ngay gis ne kon frustration bi am na benn niveau mu toll sori na mais entre temps mbir mi jegeñaay goo xamante ne am na contexte tabaski bi ñëw loolu lépp ñu dajaloo ko parce que bu doon li tax ñoom ñuy am raison ne non nit ñi dañoo comprendre ne politiciens yeeg yooyu leneen moo ci am mooy si wet gi mu am beneen manifestation woon ñoom organiser ne ko ñu jël les devant wala soit ñoom tay ji par exemple ñoom tay ñu organiser concert de casserole par ëppale bruit ñi nga xam ne ñoo organiser woon démb bu ñu defoon loon tay ji ñoom bu ñu wootoo ne suba dañuy def concert de casserole ñu raw waa kii nañ ne waa kon kat léegi ñee ñoo appauvant mais comme lële ñoo organiser woon mu jóg ñu organiser waat mu wàcc entre temps lan moo tax mu wàcc contexte bi ni ñu ko expliqué léegi am na diggante bi ni mu jegeñaay tamit ci la bokk mais loolu il n'est pas dit que ne tëgguma woon rek Macky Sall laa àndal léegi il n'est pas dit que damaa tëggoon mais foorul rek Macky Sall laa àndal léegi yooyu yëpp moo tax ma ne buñ jàpp ci ne affaire bi def na flop rek ba tax ñu ne déedéet léegi daal ñoom ñëpp ànduñoo politiciens comprendre leen déedéet bëri na ñoo xamante ne tëgguñu dem ba de ñu ngi seen kër toog jàpp seen njàmbur ba tey di nga position ba ñu nekkoon tey la nga doon xeex ñi ngi koy xeex la preuve Ousmane Sonko mi ko woote tëggul mais mënoo toog nga ne Ousmane Sonko tëggul daa bàyyi léegi bàyyi na xeex bi wala président Macky Sall dem ànd jël mënoo koo wax donc loolu moo tax ma jàpp concert bi daal amuloon raison d'être non amuloon raison d'être man sama gis-gis wax nañ ko fii bañ ko jàppee am ñu nekk wax ci lu nekk am ñoo xam ne sax xas dañu non waroo leen wax loolu parce que non dañuy protester à tout moment may le concert amoo raison d'être saa waay Mahfouz booy teg da ngay teg lépp ñoom dañoo def conférence de presse ñu ne dañ leen ñaan ñu bàyyi ba ñu annoncé bàyyi bi ñu ne lépp dañuy dem élection nañ def fexe ba nit ñi voter massivement contre président Macky Sall ça veut dire que léegi dañuy dem élection dem bëgg gagner élection yooyu mais d'accord ngeen ne léegi li ngeen doon xeex léegi nangu ngeen ko mais pourquoi ngeen di tëgg ay concert entre temps naan léegi pour ñu wane ne ñi ànduñu ak yow nit ñi wane woon nañ ko bële le message est passé comprendre nañ ko mais jeex na boo ko indiwaatee léegi pour lan man su may tëgg dama naan tëgg pour lan tëggoon naa ba mu am doole kay jeex na boo ma génne waatee tëggal tamit du pertinence bi du ma ko gis loolu moo tax ma jàpp ne erreur la woon ñu jàppaate concert bi et puis dina tax prochainement buñ naratee def concert nañ ko mûrir bu baax a baax parce que ay forme de lutte yoo xamante ne pour man dañ ko war a yaakaaruma dinañ ko jëlaat moom non mën nañ ko jëlaat surtout dépend du ci jamono yi mi ngi mel ni manifestation rek waaw dina am fooy toll mi ngi mel ni manifestation dina am fooy toll da nga ko def ñëpp ñëw
nga def manifestation kenn du ñëw noonu la mel. manifestation am na contexte boo koy defee da ngay am ay jeunes yi dañuy ñëw maanaam courant bi cher na bee paase da nga doon dégg ku jóge Kër Massar dem buntu kër Ousmane Sonko kay jóge maire yi ñu leen dénk seen mi ko ñu naan dundu bee cher. mais ñooñu wax nañ seen soxla pare est-ce que dañuy ñëwaat di waxaat seen soxla. c'est-à-dire ku nekk trouvé woon na ci moyen boo xam da nga doon wax li la métti mais kooku tey jii mënu ñëw intervalle moins de 10 jours wala 10 jours après nga ne ko ñëwaatal waxaat même chose donc amul njëriñ daf naan damay def répétition rek laay def loolu moo tax pertinence la amul woon loolu moo waral loolu moo tudd échec mais dama koy bañ a liire comme quoi ku génnu rek da ngaa weddi politiciens yi wala comme ni mu ko di ko liire tamit ne ku génne rek da ngaa bëgg da nga ànd ak Ousmane Sonko am nañu génn ñoo xamante ne yeneen leader politique lañu àndal ci kujjëg politique parce que tamit Yewwi mbootaay la goo xamante ne bëri nañu ko tënk ci kujjëg politique keneen koo xam ne si ni génn na aussi wax ay wax yoo xam ne si ni wax yu ñaaw la jëme ko ci Ousmane Sonko muy Lat Diop démb def na janoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di presse bi ak ñenn ci ay militants waaye lu mu yàkkul Ousmane Sonko da ko xeeb dem na sax ba traité ko de rebelle ak koo xam ne si ni dafa bëgg a taal réew mi donc nag nee na dina def le tout ba nga xamante ni ki nga xamante ni moom Ousmane Sonko moom du nekk président fii ci Sénégal donc sorteem boobu aussi naka nga ko jàngatee. waaw xam nga Mahfouz kenn mënul tere nit bu def sortie ku nekk am nga droit politique la ñuy def ñoom ñëpp woo conférence de presse ñëpp ñëw nga wax li ngay wax mais am na noo koy waxee je pense que comme ni ko Cheikh Anta Diop doon waxee rek dëgg bu ànd ak saaga daf koy néewal doole. nañuy moytu di boole dëgg ak saaga. kaddu su fekkente ne damay song Mahfouz wala may song Mansour ma am nu ma koy songee am na nu ma koy waxee ñëpp dinañ xam ne kii moom laay waxal ma dem sama yoon. mais am na nu ma koy waxee ñi ñëwoon di wax di ko dañ may mere parce que façon ba ma ko waxee la. parce que dinañ song na ko waaye lam ko ëpp na wala lam ko wax du noonu. et dama yaakaar ne tey ji am na façon boo xamante ne boo nekk autorité nekk responsable. am na noo war a communiquer ak ñi nga xam ne ñooy askan wi lay déglu. dëgg la ku nekk xam nga sa tempérament ku nekk am nga nooy waxee loolu moo waral tey ji yenn leader politique yi romb ñeneen ñi parce que ñoom seen moment bi ñu communiquer dañ koy xam. façon bi ñuy def nañ koy communiquer dañ koy xam parfois sax duñu wax dañuy yebal ñu waxal leen mais nga toog nekk responsable nekk kilifa di dal nit ki parce que xam nga tey ji am na koo xamante ne boo jàppee ne nekkul ci yoon wu jub nga fekk ci ko yoon bu jubadi boobu ne foofu laay fekk ma tàncanteeg moom bu yàggee nga jub lii góor ga doon wax rek dangaa dof maa la gën a dof yee fay bëri rek mais njëriñ du am boo ma ne dangaa dof damay nite dem fekk ji la fa c'est-à-dire xam ne ma lay tontoo mais damaa jàpp ne dangaa dof pare ma sol samay sakaar dem fekk jële foofu ku ma fekk danga may xeeb parce que xamee ñu mag dof loolu moo tax ma jàpp ne am na façon booy communiquer xam ne boo ko defee amaana message bi nga bëggoon yëkkati dina jàll mais ñala na woon boo moytu danaa la xeeb parce que kàllaama yi nga utiliser ak wax yi nga utiliser ak baat yi nga utiliser mooy tax duñ la naw loolu nag il faut l'éviter boo nekkee leader politique il faut nga xool façon bi ngay communiquer façon bi ngay waxee c'est très important bul jàpp ne rek man kii la ku nekk da nga am tempérament Lat ñëpp xam nañ tempérament am dafa tàng keneen ak keneen dafa am tempérament mënoo ko comparer ak benn Aliou Sall mënoo ko comparer ak keneen koo xam ne beneen nen Fatoumata Tall boo xam ne responsable Guédiawaye tamit ñoom ñoo ko gën a posé ñoom ñoo gën a daal mais lépp lu ci mënti am rek pour man booy communiquer am na façon boo xam ne nan nga koy defee parce que suivre naa conférence de presse bi démb de fond en comble ba mu jeex takk mais li ma gis rek mooy woote conférence de presse génne sa bazooka di fiital Ousmane Sonko ba mu jeex nga daal say bi daal di dem nga ne wasalaam kenn mënu koo tere kenn mais je pense que am na façon boo xamante ne nit ñi am na leen lu ñu gën a soxla lu mais loolu Aminata Touré day songu Ousmane Sonko Mimi Touré mais de façon très tactique façon bu kii lay songe Ousmane Sonko mais doo ko dégg mu saaga ko doo ko dégg mu wax loo xam ne dañ ko ciy xeebee mais dina wax sax yoo xam ne dafay ironique dafay reetaanlu def na ko fi Idrissa Seck def na ko fi keneen ak keneen ñoom ñëpp daf leen di song ku def nekk bouclier ci kanam Macky Sall te doo dégg mu kenn taxaw ba ne la Mimi Touré saaga na ma wala Mimi li mu wax xeeb naa ko ci et pourtant ay tontu yu saf leen di jox loolu mooy politique bataille des mots kenn mënu koo tere xeexu mooy choc des mots kenn mënu koo tere mais ngalawaay bu mu rax yenn yoo xamante ne après dafay déboucher ci ay waxu mœurs débat de personne ak débat de mœurs pour man yooyu nit dañ ko war di éviter ak di dugg ci vie privée wu personne jàmbur ki di dugg ci yoo xamante ne pour man jaru ko nit ki mën nga wax ak moom wàññi ko ba mu doon fi mu toog te doo ko saaga doo ko gëdd doo ko yuuxu lépp ci ay argument nga ko ak ci dëgg moo tax je pense que daal kaddu yi war nañ ko gën a mën a xoolaat bu baax a baax côté boo dem di nga fa fekk ñu ni mel côté boo dem di nga ci gis koo xam ne mais Sénégal am dañu jàpp ne politique moom léegi xastante la saagante waxante lu ñaaw ku nekk tam sa morom dëmm pour ñoom loolu moom mooy politique boo ko deful rek defuloo politique waaw am na ñoo xam ne arme lañ ko def dañ naan dañ lay sosal sax léegi dañ lay sosal créer histoire monter de toutes pièces yàkkale lu nekk wax ba dugg say parents dem ba creuser di la waxal loo xam ne say waajur def nañ ko wala defuñ ko donc yooyu yëpp parfois da nga koy def
pour plaire wala pour am benn taxawaay wala pour am benn kii bi moo tax courage politique am solo ci leader. Parfois gis nga li coow li di bëri yëpp am na ñoom doole mës a gis ñuy génn def yenn sorties yi da ngay dégg ñoon ay ministre lañ wala ay DG war nañu génn def ay sorties mais dañu xam seen bopp ba bu ñu waxee kenn du leen xeeb parce que dañuy xam fi ñuy waxee dañuy xam li ñuy wax tamit et puis duñu def mukk débat de personne seetlu loolu opposition bi la ñuy wax de façon générale opposition boo leen tuddulee tout ça ñu ne yaa ko tudd de wax li ñuy wax jóg dem nga xam ne kii am na fu mu teg bëtam am na fu mu bëgg a dem mais su fekkente da nga am benn discours boo xam ne dafa violent da nga am discours da ngay dóor ci nit ki te kuy bañ ñu fayu bul dóor ëllëg kooku ngay dóor noonu ay nitam wala moom mën naa tontu dóoraat la su yàggee dañu leen ñëw benn niveau boo xamante ne yenn posture wala yenn taxawaay doo ko mën a amee tey ji amoon na fi benn moment Moustapha Niasse comment il s'appelle Moustapha Cissé Lo soxla woon poste premier président assemblée nationale mais ñu bëri lan lañ doon wax du ko dafa tàng boo ko joxee poste bi ay boo ko fa def dina génnee député ak yooyu noonu mais loolu tempérament moo ko xañ tey ji su fekkoon koo xamante ne amaana am na benn dalbeeg benn taxawaay amaana Macky Sall mënoon na koo dénk moo tax parfois di nga am benn démarche boo xam ne moom ngay doxee ci politique dafay dem ba daf lay daf lay yàqal ci kanam parce que ils vont se dire que ne lii moo ko waral et puis toog di def ay menaces publiques c'est très dangereux dëkk droit lañ nekk ñaanuñu ko yàlla mais ëllëg lu daloon Ousmane Sonko mën nañ ko boole si nga xam ne mën nañ leen jàm baaraamu tuuma moo tax menace wala def yooyu baaxul parce que lépp yàlla ci loxo yàlla la nekk toog di def ay menaces maak nee naa ko maak moom kenn lay doon ci dëkk bi fii il faut le combattre par tous les moyens il le répète 3 fois il faut le combattre par tous les moyens je dis tous les moyens je pense que loolu c'est très grave nit di génne ay paroles yu ni mel jëmale ko ci mbokk citoyen ni moom parce que au delà de la politique am na lu ñu bokk mooy Sénégal waaw au delà de la politique am na lu ñu bokk mooy Sénégal te dëkk bi àddina dafa tëradi mën nañ dem ñoom ñaar ba ñu war a dajaloo wala mën nañ dem ba ñu war a daje fenn moo tax man su ma ko doon conseil wala ma jege ko dama naan kaan mu def pédale douce bi mu wàññi tuuti tàngaay bi métti na trop parce que am na propos yoo xam ne boo koy yëkkati parfois tàngaay mën na laa yóbbu mais mën nga dem ba yow nga daanu sa propre piège wala nga lonko sa parce que kenn mën nañ ci sukkandiku de wax nga dara mu sukkandiku def dara pour dugal laat wala pour ma def parce que moom moo ko waxoon parce que moom moo amoon démarche bi yooyu je pense que il faut que ñu siy bàyyi xel parce que tamit bu weesoo politique bi ay nit lañ te ku nekk je pense que li nga yéene sa mu nga war a yéene keneen ñu dem ba assemblée nationale démb nag lañ doon def dernière session ordinaire bi nga xamante ni 13e législature bi moom moo ko doon amal Moustapha Niasse président assemblée nationale yëkkati fa ay kaddu moom daal di wax annoncé retraite parlementaire am donc jël na fa discours nag boo xam ne si ni discours bu bëri émotion la député yi fa nekkoon ak yeneen ay député yoo xam ne si ni ñu nga bàyyi woon ba Côte d'Ivoire donc ñu invité woon leen waaye ñu gi nemmi ko fa aussi ku jégi député yi fa nekk député yi ñëwuñu ku jégi donc ñu bëri nag ci ñoom ñaawlu ko bu baax a baax waaye en tout cas li ñu ci mënti jàpp mooy Moustapha Niasse moom annoncé na li nga xamante ni moom moo di retraite parlementaire am waaye nag nee na ba léegi mi ngi des ci langue politique gi bàyyeegul te heure bu ñu ko soxlaa wala heure bu ko Sénégal soxlaa dina def li nga xamante ni moom moo ko war en tout cas noonee la ko daal di xamle Moustapha Niasse tey bu ñu la laajoon bilan bi ban loo ciy wax ci bilan boobu. waaw li ma ciy wax rek mooy daanaka amul changement bu mag buñ ci gis sur le plan de la conduite ci biir assemblée ak ni ñuy doxalee ak yooyu noonu lañ fa daan gis su Wàdd lañ fa gis. ay députés yi saaga ñu naan wax noppal président naan taisez-vous asseyez-vous mes chers correct bàyyi leen ko mu wax su yeggalee ngeen wax. lañ fa doon gis jamonoy Pape Diop moom lañ fa gis ba tey. amul changement bëri dafa gën a pire sax actuellement liñ fi nekk parce que gis nañ ci législative bi ñu accusé bi ay députés accusation yoo xam ne mosu faa am. coowal passeport coowal viol. coowal blanchiment wala faux billet yooyu yëpp dugg na fa ci suuf Moustapha Niasse ñu gis fa leneen loo xam tamit séparation de pouvoir bi ñu doon xaar ñu gis ko fa gisuñu ko fa ba tey même chose moo fa amaat ñu jàpp fi ay député mu toog jàpp ñaamboram du lettre du dara du génn lu protester toujours mouvance présidentielle bi ñoom ñooy bu ñu indee proposition de loi projet de loi day jàll dem bu dee proposition de loi parfois ñu falax wala yeneen am si gis nañ fi li nga xamante ne opposition bi moo ko fi dugaloon donc pratiquement amul benn changement bu dee wàllum conduite ak séddaatle ak tooy boobu gis nañ ne ni mu ko daan doxalee kenn mënul ne Moustapha Niasse dafay indi parparloo fi parce que li règlement intérieur daan doxal daan na ko doxalee mais bu dee wàllum doxalin de façon générale amul benn rupture amul benn changement ci 10 ans yi nga xam ne moom la fa def man bokk sama gis-gis bu gàtt parce que dama jàpp ne rek lañ doon gis ci jamonoy Wade mu am continuité ni ñu daan waxee naan une assemblée de rupture chaque législature loolu lañ koy tàggee kuy ñëw da nga naan une assemblée de rupture lañ bëgg une assemblée de rupture mais lañ fa daan gis li ñuy gis des députés absentéistes kenn du gis ay députés yoo xam ne kenn du leen ñii ñëw kenn du leen gis
gis débat de borne fontaine taxaw di waxante ay saagante ay xulonte ay teesante yooyu dafa gis nañ fa sax ñaa ay kurpañante ay député am fa exécutif bi nga nekk seen bras armé lu ñu indi mu jàll dem yooyu yëpp changement yoo xam ne rupture yi ñu doon wax daanaka kenn gisu ko fa kon je me dis que c'est pas la personne de Moustapha Niasse mais c'est l'institution qui est malade institution bi d'abord na fa député di duggee lañ war a njëkk a xoolaat ak liste nationale bi tant que mi ngi am député Abdoulaye Wade amoon nañ ko fi député Macky Sall amaat nañ ko fi te ëllëg danañ amal député X wala député Y parce que nañ leen di indee la Mahfouz day toog këram campagne deful dara mu dugal ko ci liste nationale 3e position d'office mu jàll dem nekk ji député lan lay wax député président la parce que président moo ko dugal ci position nekk na député moo tax am na yoo xamante ne il faut que ñu wàcce ko comme ni ñu koy defee ci département mu doon compétition ñëpp compétir ku compétirul doo gagner loolu je pense que bu ñu ko defoon dina doon loo xam ne nañ leen di tabbee boo ñëwee tu te sens pas redevable envers le président wala keneen ak keneen mais beneen mbir tamit ñu xoolaat seen règlement intérieur biir assemblée bi jooyantiwaat ko ba nga xamante ne opposition bi dana fa gën a am doole dina leen gën a jox gëdd mais façon bi ñuy def nii moom man damay dépasser la personne de Moustapha Niasse parce que la fa nekkoon moo fa nekk ba tey amul benn changement bu mag boo xamante ne nemmeeku nañ ko fa bu weesoo ay di leen may léegi ñuy traduire ak ku wax yeneen ak changement réforme yi nga xam ne soo ko déggee muy wax li muy dafay wax ni li mu changé foofu ci assemblée bi bari na. waaw mais si seen nekkin. si seen nekkin nombre groupe parlementaire yi yokku nañ ko fii seen doxalin maanaam di leen wax léegi ñi traduire am bu ki wax pulaar boo bëggee wax pulaar nga jóg wax pulaar ki bëgg wax joolaa bu waxee joolaa ñu traduire ko ak yeneen yoo xam sax rëcc na ma. honnêtement am na ay coppite yoo xam ne defal na ko ci biir mais li nga xam ne moo soxal askan ndax am na changement. ñu bëri tey ji citoyen bi romb ci kon boo taxawaay bi ñu waroon a am di contrôler l'exécutif est-ce que contrôle boobu ñu ngi koy def contrôler ñu l'exécutif ministre yi ko ci question orale yooyu yëpp fu mu jëm après du am njëriñ ministre balaa nga ñëw autodicté ngay def boo ñëwee après donc bëri na yoo xamante ne daal changement bañ doon waar foofu certes am na changement yu mu def parce que kuñ teg 10 ans bërëb mënoo toog rek xëy du xoole am na ay changement yu mu def mais est-ce que askan wi yëg nañ ko ñoom ñu fa toogal parce que pencu ndaw réew mi lañ ko tuddee donc pour man changement yooyu askan wi ñoo ko war a yëg mais pas ñoom seen bopp. loo koy may soo ko doon may noonu. non su ma ko doon may noonu passable laa koy may. passable la passable 10 laa koy may sur 20. 10 sur 20 waaw dina am moyen sévère nga de. non du question sévère dama koy 10 sur 20 laa koy may. parce que gisuma changement bu mag boo xam ne def na ko au milieu quoi bu am moyen rek mi ngi au milieu comme ñeneen ña fa nekkoon. juste milieu lay am. parce que gisuma fa bokk lu extraordinaire. donc da nga fa mës a gis tey ji ñu ne état bi dafa indi benn projet de loi boo xam dañ ko rejeté. amul opposition bi indi fa loo xamante ne comme lettre à la poste opposition bi indi loo xamante ne dañ ko indi mu ñu accepté ko wala ñu plié ci gisoo ko lépp lu ñuy def sax après calcul yi ñuy def ci ginnaaw ba nga xamante ne exécutif bi lu mu bëgg rek lay doon donc amul benn autonomie wala benn changement boo xamante ne wane na ko fa taxawaay bi ñu ne lii kat président assemblée nationale moo ko te ñi ngi ko waroon xaare bi ñu interpellé ñetti député yi boobu au moins Mame Diarra Fam ak Déthié Fall waroon na bind lettre au moins xam na njabootam lañ waaye yéen a ngi xotti war ma unité parlementaire ñi yéen a ngi xotti unité parlementaire taxawu leen yoon taxaw wane na ñi kat ñu leen bëgg loolu au moins bu ko defee nañ ne waa ji kat def na benn signal même si bien vrai que ci crépuscule reñam la ko defee mais au moins moo gën mu bañ koo def mais dañoo gis dafa toog jàpp ñàmburam te buñ leen defoon tëj leen defeer leen tamit duñ ci pipe moo pourquoi parce que président laa àndal loolu mooy jafe-jafe bi te dañoo wax séparation des pouvoirs bu doon nag daf ko acté là su boobaa mën na romb moyen mais fi ñu toll nii comme doxal na ko conduire ko mu normal jaar yoon nañ ko jaajëfale mais opposition bi aussi dañu démb gis na ni ñoom nekkuñu fa woon te ñu bëri ñaawlu nañ ko wax nañ ne waroon nañu ñëw fekkee dernière session boobu. comme mooy tëj 13e législature mais assemblée bi ni dafa yàq dafa divisé wu depuis coowul Ousmane Sonko ba mu fa duggee ba tey. seetlu loolu dafa divisé wu depuis coow loolu ba mu duggee assemblée amoon na séparation diggante opposition pouvoir mais dafa gën a yaatu. parce que dafa am ay bloc yoo xamante ne daanaka sentiratuñu woon seen bopp ci biir assemblée bi dañ doon xat sax ci biir assemblée bi ndax yenn wax yu ñaaw yi yenn kàddu yu ñaaw yi ñooñu tey ji boo leen woowee nee leen kaay leen ñu gërëm Moustapha Niasse bi nga xam ne président Macky Sall moo ko fi teg mu nekkaloon ko fi tamit lu mu bëgg mu defal ko fi ñoon duñ ñëw parce qu'ils vont se dire que fii leen jàpp suñu ay naataango député yi génnewul pipéwul moo fii ñu nekk ci ay jafe-jafe du pipé moo léegi bu dee ñële la ñu taxawu leen kon ñoom si dañoo jël assemblée daf ko seeni mbir ñoom ñoo majoritaire nañ leen bàyyi ak ñoom ñu tàggatoo c'était aussi simple que ça mais su doon dañ ko yaatal ubbi ko ñëpp ñëw parce que maa ngi gis ñu invité Adama Big Togo bu Côte d'Ivoire waaw nga xam ne kon te man Big Togo ba mu ñëw war nañ ko laaj tamit suñu mbiru suñu coow yi nga xam ne moo fi nekkoon joxoon nañ koy milliard mu dem waaw xam nga yooyu tamit waroon nañ ko kot ko wax ak moom tamit nag vraiment mu lijjanti ñu coowal ñu xam ne mu demee Big Togo coowal Big Togo amoon na fi jamono de Adama Big Togo mi ngi noonu daal mi ngi noonu
jaajëfal la bu baax bàyyi la nga te def sa mot de la fin. waaw di la jaajëfal di jox ñëpp rendez-vous suba incha allah ak beneen débat. jaajëfal Mansour Dramé moo nekkoon ci wàllum réalisation moom tey sawarul dara xam naa ne dafa amagul xar yéen ñi ngeen di xamante ni aussi yéen ñuy topp tous les jours ñu ngi leen di jaajëfal di wax dee leen wéy di ñu topp ci suñu plateforme digitale yi di leen jox dig daje boo suba incha allah ci beneen plateau. ku ne xam na ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñëwee góor ngóoraa tax